ONG bii di CEGID lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maimouna Sarr Malo dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu ONG ak ay partenaire am taxaw tuut tànk yi mooy seen yitte. mbokk yi di leen nuyu di leen dalalaat ci seen émission bi nga xamante ni rajo Afia FM ci lëkkaloom ak waa centre de guidance infantile et familiale ñoom comme ni ñu koy waxee saa su nekk rek dañ fee nekk di xeex métital yi ñuy teg tuut tànk yi rawatina wàllum violence sexuelle ñu leen di dalal ci rajo Afia FM alxamis bu nekk bu 17h jotee jàpp 18h mbokk auditeurs yi nag tey ñuy dalal kii di madame Sarr di Dieynaba Ndour moom muy travailleur social ak kii di Mame Sophie kan dootu ko présenté moom moo yor wàllum accueil bi ak accompagnement bi foofulee te centre de guidance infantile et familiale dañ leen di jox kàddu gi ñu daal di nuyoo ko mbokk auditeurs yi laata ñoo gën a xuus rek ci waxtaan gi Mame Sophie nuyu na la. Maimouna maa ngi lay fay. di nuyu également mbokk auditeurs auditrices su Afia FM comme ni ñu koy defee saa su nekk chaque jeudi ci heure bi donc di leen jaajëfal ci déglu bi ak teewaay bi tout le temps di ko rafetlu di remercier également sama invité madame Sarr Dieynaba Ndour tey dama am mbégte ak contentement invité ko en tant que travailleur social xalaatam aussi da ci am solo wax ñu en tant que travailleur social mi ngi activé wu ci domaine boobu moom xalaatam également day baax ñu jariñoo ko ñun ñëpp moo tax tey ma invité ko di ko rafetlu également présence am te bi ma ko woowee également hésité wul benn yoon pour ñëw répondre ñu. merci beaucoup. Mame Sophie comme ni ma koy waxee tout le temps rek wàllum viol yi nga xamante ni ñu ngi koy teg tout tànk yi ñëpp ci war a dugal seen loxo ñëpp ci war a wax seen xalaat ñëpp ko war a xeex ba tax na invité ko comme ni nga ko waxee day am solo bu baax a baax madame Sarr nuyu nañ la. fay naa la Maimouna di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah comme ni ko Sophie waxee rek maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di nuyu mbokk auditeurs yi xam ne moom may déglu rajo Afia FM di nuyu Mame Sophie Ndiaye di ko nuyuwaat lu bëree parce que nit ku baax la def naa bu demee tey bay yëngu ci wàllu protection de l'enfant du loo xam ne dafay bett ñëpp donc di rafetlu tamit invitation bi di ñaan yàlla aussi li ñu fi andi ñu def ko ak jàmm te mu réussir incha allah. ban rôle ngeen di amal ci xeex bi nga xamante ni ñoo ngi koy amal jëm ci wàllum viol yi ñuy teg ci wàllum tuut tànk yi. donc comme ni mu ko waxee rek dañuy continuer daal di wax ci affaire boobu noonu parce que en tant que travailleur social donc suñu premier rôle mooy maanaam jàppale doomu aadama en général et en particulier surtout les enfants donc xale yi tey suñu rôle mooy déjà aar leen en tant que jigéen bi ma doon déjà et ba pare protéger leen comme ni ñu koy waxee comme protection dafa yaatu aussi ñu protéger leen contre tout abus que ce soit abus sexuel wala yeneen abus mais xale daal dafa nekk loo xam ne alalu yàlla la alalu ñëpp la loo xam ne dañ ko war a aar la donc ñun taxawaay boobu rek la ñu am en tant que travailleur social. madame Sarr ñu gis ne viol yi bari na lool ci réewum Sénégal buñ koy xayma daanaka diwaan bu nekk mi ngi fa te pare day gën di bari mu mel ni saafara si yow ci lan nga gis ne moom mooy prévenir viol yooyu le lan lañ mën a def ba moytandiku viol yooyu le ci tuut tànk yi. waaw Maimouna question boobu soo ma si laajee damay sawar a tontu. parce que man dafa am loo xam ne dama koy xeex à chaque fois dama ne en tant que travailleur social nañ dellu ci suñu cosaan maanaam léegi xale yi ñuy di leen violer waat affaire bi di répété wu ba léegi sax amaana bu njëkk boo déggoon viol da ngay tiit ba doo tal dara mais léegi xëy na nit ñi defatuñ ko dara da nga koy dégg ci suba si dégg ko si ngoon si donc yaakaar naa taxawaay bi ñu si war a am maanaam lan lañ war a def quel est le mode de prévention mooy que ni nañ delloowaat famille nañ delloowaat ci famille moom mooy cellule de base bi naka la ñuy delloowaatee ci famille wala bu ñu delloo ci famille bi lañ war a def maanaam surtout yaay yi su ma demee damay dem directement si yaay yi muy jigéen donc jigéen ñi war nañ amaat beneen taxawaay wala war nañ commencé waat seen taxawaay yi ñu amoon suñu maam yu njëkk ya pour gën a aar xale yi naka lañ koy defee nag ci yeneen façon la parce que comme niñ koy waxee rek ku nekk na respecté culture am
donc muy comme ni nga koy wax séeréer laa mën naa utiliser séeréer comme séeréer bi na xool lan la maamam doon def ba aar ay xaleem ba ñu mucc xëy na mucc nag yombul mais nag yan taxawaay la jigéen yooyu amoon bu njëkk ak ñu comparé ko ak jigéen ñi léegi yan taxawaay lañ am ci xale yi pour mën a aar xale yi bu baax a baax a baax xëy na bu ñu gënee xuus ci waxtaan bi après dinañ xool détails yi au fur et à mesure mais nañ delloo daal cosaan. nañ dellu cosaan am na solo bu baax a baax Mame Sophie bu ñuy wax abus sexuel ñu bari mot bi des fois daf la naan abus sexuel abus sexuel mooy lan abus sexuel est-ce que du viol kese ba tax na ma bëggoon tey jii tamit nga leeralaat ñu lan mooy abus sexuel. waaw Maïmouna question boobu question bu essentielle la. parce que en général nit yi dañuy yaakaar ni buñ nee abus sexuel am na ñu bari dañuy réer. amaana abus sexuel dafa large. abus sexuel bokk na ci lu ñuy wax attouchement. loolu ci abus sexuel la bokk. parce que xale bi waroo laal benn cëram fu nga xamante ni si neexu ko. donc xale bi waroo koo laal ci ay parties intimes. loolu c'est interdit dañ ko fi war a jëlee waaye jël xale bi yóbbu ca néeg ba di làmbatoog di def yu ñàkk fayda yooyu donc loolu c'est à éviter. na ko nit ñi bàyyi xel xale yi ay tout tànk lañ xamuñu dara mais parents yi également il faut que ñu bàyyi xel loolu ku la def nii ñëwal wax ma ko amal audace wax ak sa doom ñemeloo ko sa bopp ku la def naka su dul noonu nga ñëw attouchement yooyu ci la ñuy wax. violence sexuelle également mooy. ñi nga xam te ni dañ leen di violer. maanaam tëddee leen aussi loolu ci abus sexuel la bokk. mais xale yi nga xamante ni si également dañ leen di tegloo ay pornographie dem ci cyber yi di ibbi ay page yoo xamante ni si safaanoo na ak ñun lan ñu xame woon ci ak yar donc loolu également ci abus sexuel la bokk. xale mineur kenn warul am droit di ko won ay images yoo xamante ni si tolloowul ak âge am. loolu c'est interdit nit ñi dañ ci war a bàyyi xel mais jamono ji ñu toll léegi portable yi bari na internet bi fu la neex ngay dugg da ngay dugg sa biir néeg sax yow xale bi sa papa wala sa yaay jox la téléphone nga jënd paas léegi yomb na. ñëppay dugg paas. donc nekk ci sa biir néeg sa yaay yaakaar ne yaa ngi nelaw alors que yow yaa ngi def naka sudul noonu di ibbi di xool naka sudul loo xamante ni si sa ay parents bañ ca tollee seen fukki xel ak juróom-ñaar xalaatu ko. donc yooyu dafa bari. wala ngay jël par exemple awra di ko wan ay xale. loolu baaxul kenn du ko def xale xamul dara donc am na ay mag yu nga xamante ni si ay caay-caay loolu moo leen neex en fait dañuy jël ay xale di leen utiliser di leen def loo yoo xamante ni naka sudul noonu la pour ñoom. même bu ñu paasewul à l'acte yeneen yooyu yi ma fi lim yëpp yi nga xamante ni si dañ koy utiliser yooyu tamit baaxul dañ koy tuddee li ñu wax abus sexuel donc parents yi tamit war nañ ci bàyyi xel. loolu yëpp lu muy résumer mooy parent bi dafa war a am vigilance par rapport à son enfant. parce que même buñ ko tëddeewul yeneen yi ma fi lim yëpp it c'est presque la même chose. parce que attouchement nit warul am sañ-sañ bay jël doomi jàmbur juróo ko jëndoo ko donc fekk ko ci mbedd bi wala mu nekk ci biir kër gi di sa jarbar wala di sa lenn nga jël ko di dugg ak moom def ay affaires yoo xamante ni si ku la fa fekk xeeb la nga doyadal sa bopp am na yu nga xamante ni si jaru ko ci xale bu ndaw boo xamante ni si nga perturber ko yàq njàngam bu dee day jàng yàq addinaam je peux dire ndax abus sexuel wax naa ko waxati ko tout le temps que buñ ko defee xale bi day jànnaxe day tiit day dootul nekkati ak xelam donc parents yi à un moment donné du ñu comprendre xale bi ci moment yooyu dañ naan xale bi waaw dafa commencer indi ay comportement yu bees wala nangam alors que comportement yooyu noonu c'est naturel parce que il faut que xale bi am yooyu comportement ndax xale bi fi ñu jaar ak anam yi nga xamante ni moom lañ koy defloo donc yooyu moo koy perturber xamul woon loolu xale bi lan la xamoon dem jàngi wàcc ñëw ci kër gi obéir ku ko yónneeg ñoomi seen donc loolu la xamoon mais bu ñu demee ba xale bi en tant que tel ñu koy utiliser di ko defloo yi nga xamante ni si xamu ko woon c'est très normal xale bi commencé di perturber wu di am ay cauchemar di isolé wu di def ay repli sur soi-même donc et cetera donc man damay ñaax rek man bu ma fi toogee ci plateau bi damay ñaax parents yi à chaque fois parce que man ñoom laa mën a waxal ni ko Dieynaba waxee tout à l'heure c'est important parce que
delluwaat cosaan. man je pense que c'est la meilleure solution actuellement parce que nii ñuy waxee li xew léegi ay appartement papa yaay doom alors que bu njëkk ba da nga yoroon une très grande famille bu nga xamante ni ñëpp a ngi ci biir une famille communautaire boo xamante ni ñëpp a ngi woon ci biir papa nijaay ñëpp daan am cër ci xale bi luy suñu Serigne Mor Mbaye psychologue di wax très souvent mu ne nijaay mooy mel ni yaay donc responsabilité boobu il faut ñu indiwaat ko ba nga xamante ni xale bi nijaay boobu ni mu amee woon cër ci xale bi ci jarbaatam daka daan corriger yaa war a def nii dangaa war a baax say maam say yaay wala sa papa comportement bii lañ fi amee woon donc yow waroo ñëw rek changer ko du jour au lendemain da nga war a xam sa bopp yow yaay kii moo tax bàjjan ak nijaay dañu essentiel ci famille mais bu ñu demee léegi par contre ba gis ne famille yi ñu gis léegi papa yaay doom la kenn amul kuy waxtaan ak xale bi amul ko intervenir sur l'éducation de l'enfant donc dañ koy solal ba mu jekk jox ko mu lekk jox ko mu naan mu dem jàngi ñëwaat tëdd pour moom loolu mooy àddina alors que àddina du noonu àddina dafa bari lu nga xamante ni si ay relation yoo xamante ni si xale bi moom lañ ko war a jox ba nga xamante ni si dina xam moom mooy kan même bu nekkee ci mbedd bi moom kese dina xam moom mooy kan. dina xam moom mooy kan xamal xale bi moom mooy kan ba pare informer ko Mame Sophie ci wàllum sexualité. parce que dañ koy wax xale bi nga xamante ni moom lañ informer ci wàllum sexualité bu cas bu mel noonu. na la dalee ci kawam. moom mooy gën a nekk dans la possibilité moom mu xool naka lay def dina am riposte bu gaaw boo xam ne dafa fekk ne dañ ko informer bu baax bu yàgg. loolu la ñuy wax autoprotection ba ñun ñu ngi ci def suñu kéemtalaay kattan. parce que loolu moo waral ñuy def ñun aussi ay livret de prévention parce que livret yi. buñ ko defaree jox ko xale yi. amaana buñ ko liiree ba comprendre ko dinañ xam ñoom tamit naka la ñuy défendre bu ñu taxawee ci benn cas boo xamante ni si moo leen dal ñoom dinañ xam naka la ñuy comporté woo par rapport ak cas boobu noonu donc lii ay livret de prévention ñu ngi dem ci école yi di def ay sensibilisation ñi ngi def ay causerie ñi ngi def ay conférence communautaire yooyu yëpp li ñu ci jublu du lenn lu dul prévenir la famille prévenir la communauté wax leen ne leen am na ay ñaawteef yu nga xamante ni ci nit ñi ngi koy def à l'égard des enfants xale yi nañ ci moytu parents yi ñoo ci jiitu mais également xale bi il faut nga informer ko wax ko ne ko fii ngay jaar ku la wax lii defal nii te et puis ñu bàyyi di may xale xaalis loolu il faut nit ñi am habitude que ni xale kenn du ko jox xaalis kenn du ko tàmmal xaalis sinon boo ko tàmmalee xaalis bu gisulee ses parents proie facile lay doon exactement kaa ma yónni la ma may la 100 francs mu dem exactement donc loolu tamit man je pense que parents yi seen responsabilité avant que nag état di ñëw parce que tamit état mu ngi ci am na ci wàll mais balaa état di ñëw toujours lu may wax ci émission yi mooy na parent bi jël responsabilité am informer xale bi informer waa kër gi ñoom ñëpp ba ñu yem ci même information et puis ñu mën a aar xale bi ñoom ñëpp mais bu fekkee ni xale bi kenn informé wu ko day jàngi xëy dem ñëwaat rek toog ci kër gi donc loolu lu ko dal du yomba lijjanti ci biir kër gi te it parents yi am nañ ci part de responsabilité. Afia FM Afia askan wi moo ko tax a jóg. mbokk yi di leen fàttali rek ne yéen a ngi seen rajo Afia FM ci émission bi nga xamante ni waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen koy jagleel ñuy waxtaanee wàllum viol yi nga xamante ni ñoo ngi koy teg ci tout tànk yi di ko amal alxamis bu nekk bu 17h jotee jàpp 18h yéen itam mbokk auditeurs yi ci émission bi ngeen bokk boo leen amee lu leen jaaxal rek wala loo leen bëgg a laajte jëmale ci wàllum viol yooyu wala seen xalaat loo leen bëgg a joxe rek comme xalaat ci viol yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku mu bëri lool ci réew mi mën ngeen woote ci 88 628 05 05 88 628 05 05 madame Sarr sànq yaa ngi koy wax jëm ci wàllum mode de prévention yi nga ne nañ dellu cosaan mu mel ni loolu madame Sarr dina doon lu jafe lool parce que boo xoolee jamono ji ni muy doxee nga xamante ni kenn toogatul yaay toogatul papa toogatul ñoom ñëpp bu ñu xëyee ñu ngi wër dépense en plus comme ni ko Mame Sophie waxee léegi dëkkuñu ay famille nucléaire la dëkkuñu ci grande famille papa lay doon ak yaay ak seen njaboot mun xëyee papa ji jaax ne yaay ji jaax ne ñu bàyyi njaboot ko ci biir kër gi
sans surveillance ni rien. léegi comme ni nga ko waxee rek dina jafe lool mais ce ne sera pas exclu maanaam du loo xam ne nañ si njëkkee bu demee ba nga xam ne ni mënatul nekk solution école yaa ngi fi. mais avant xam nga ni xale su ma insister ci côté boobu noonu c'est parce que xale balaa muy dem école dafa am kër gu muy yeewoo. dafa am kër gu muy yeewoo doog a dem école. buy dem école aussi dafa am fu muy jaar mais léegi da ngay gis xale day def loo xam ne sax jubul wala xale day wax loo xam ne sax wóor na ki ko dégg ne li xale bi wax du noonu mais du ko mën a jubbanti ndaxte léegi li société bi mel moo tax. ñun aussi en tant que travailleurs sociaux dañ ciy am part de responsabilité bu mag a mag muy comme ni ko su fi waxee sànq ñiy def ay causerie di def ay VAD di def ay mobilisation sociale te bàyyi wàllum sexualité bi nga xam ne dañ ko def sujet tabou au Sénégal. parce que léegi sax xale au lieu nga jàngal ko wàllum sexualité da nga koy bàyyi ba mu toll foo xam ne day weesu. sinon moom moo koy découvriral boppam te ni mu koy découvrir amaana du neex yaay ji du neex waa famem donc ci école yi aussi waa école yi jàppale ñu ci baax a baax jël ci programme scolaire yi boole ci wàllum sexualité néew ma mu nekk loo xam ne sera primordial mais mu nekk loo xam ne dañ koy intégrer carrément ni ñuy intégrer leçon d'histoire ak géographie yi donc su boobaa du primaire au secondaire wala du àgg sa secondaire bu demee ba collège xale bi dina mën a aar boppam comme ni ñu ko waxee dina mën a aar boppam ba su taxawee ci benn genre abus sexuel dina mën a défendre boppam dina mën a génnee boppam ci guuta googu nga xam ne moom moo koy yoot ni mu ko waxee mu ne xale ñu bañ a tàmmal xale yi xaalis c'est vrai dama tàmm di wax ne am na ñoo xam ne ils ne font rien sans rien maanaam suñ la mayee fukki dërëm am na bët yu ñu lay xoolee nit ñi aussi ñu góorgóorlu ngir yàlla te bàyyi xale yi nga xam ne dañ leen yéene lu bon parce que koo si gis rek am na lu mu denc këram yaa ngi yàq doomu jàmbur fekk yaa ngi denc ay doom sa kër loolu mooy lan kon na nit ñi gën a góorgóorluwaat na nit ñi gën a am yërmande ndax yërmande rek mooy nit parce que koo yàq rek doomu jàmbur la. Madame Sarr est-ce que da ngeen di faral di recevoir ay cas ay xale yoo xamante ni ay victimes de viol nan. ñun en général ENDA Ecopole dañu nekk di liggéey ci bidonville yi. mais tu vois que ni peut-être da ngay gis xale yoo xam ne mu wóor la ne ils sont victimes d'abus sexuels. mais duñu ko wax. elles feront tout du moins wala ils feront tout pour camoufler affaire boobu noonu parce que liñ ciy am moo tax. da ngay gis xale boo xam ne. xëy na bu xëyee yaay ji du ko toppatoo. moo tax ma ne la nañ delloo ci famille yi. bu xëyee xëy na yaay ji bu ko joxoon mburu mu ndékki. xëy na du dem xooli beneen góor naan ko may ma. donc moo tax man à chaque fois à chaque fois damay insister sur la famille parce que pour man yëpp famille la. donc si quartier défavorisé yi ni ma la ko waxee bidonville yeeg yooyu. da ngay gis xale yoo xam ne dañuy yendu toute la journée di wër. te xale boobu xëy na bu soxlaa dara day dem jëndi fan la xale bi jëlee xaalis boobu noonu. donc dafa am koo xam ne xëy na jox na ko di xaar ngoon wala si kanam mu fekk ko fenn. mu jox ko dara. donc dañ siy faral di xëy na di waxtaan ak ñoom pas directement nag indirectement. parce que dañuy faral di am ay activités yoo xam ne dañ leen di rassembler chaque 15 heures ñu ne leen ñëw leen centre ba ñu toog ak ñoom di leen defaral ay kii ñuy confectionner ay dàll perlage. ñuy def ay tailleur ak yooyu. au fur et à mesure ñu am occupation puisque ki am occupation xëy na du tala dem tendre la main à effectivement voilà donc genre activité yooyu la ñuy def di jékki aussi di waxtaan ak ñoom parce que yenn saa ñu ne la xale diw de li mu def temps yi wala xale diw de ci ëmb na comme niñ koy waxee maa ñu la xale diw de gis naa ko muy taxawaalu fee donc nga xam ne xale bi xëy na ci famille bii la bokk nga jéem koo approcher même si moom elle n'a pas demandé d'aide mais nga jéem a xool noo koy approché ba waxtaan ak moom jëm koo yedd genre yooyu la ñuy def ci xale yi pour jéem leen a protéger. am na solo bu baax a baax Mame Sophie ñu nekk jamono vacances comme ni nga ko xamee ñun ñëpp mu mel ni am na ñoo xamante ni dañuy organiser ay colonies de vacances. yaa ngi may wax sànq yéen a ngi am ay livres yu tudd ay tonton saay-saay ak yooyu ngir sensibiliser xale yi est-ce que doo leen def collaboration ak ñooñu di organiser colonie vacances yi bu ko defee ngeen mën a yóbbu seen livre yi foofu xale yi mën see jot. bien sûr Maïmouna yaa ngi may rappeler sax que ni instant bi ñun waa CEGID dañu nekk di def
pour préparer xale yi nga xam ñun ñoo leen di recevoir au bureau yóbbu leen defal leen colonie de vacances. D'accord. boo xamante ni si ñun suñu xale yi en personne la ñuy jël déplacer leen yóbbu leen ce sera au mois de septembre incha allah ce sera bientôt ñu yóbbu leen benn localité fii au Sénégal duñu génn pour rek lépp rek ci encadrer leen jàppale waat leen ba ñu retrouver waat la joie de vivre. Également ñi nga doon wax noonu aussi ñeneen ñi nga xam te ne dañuy former ay colonies de vacances. Ce serait très important aussi ñu dem di leen fekki foofu di waxtaan ak ñooñu parce que mës naa fi waxtaan il y a pas longtemps ak kenn ko nga xam te ne dafa yor colonie de vacances. mi ngi fii Sacré-Cœur mu ne ma pourquoi pas même au-delà de ñu leen di jox livret yi de prévention yi mais ñu dem tegal leen ay defal leen ay vidéo de ay projection de film comme ça ñoom ñuy gis les réalités li xew ci dëkk bi xale yi di mën a gisal loolu seen bopp te loolu c'est important ñi ngi nekk di programmer loolu ak kooku nga xamante ni si moo yor wàllu woowu ñu bëgg ko def jàppale ko xale yi et puis en même temps jox leen ay livret de prévention ñu mën ci jàng xam ni lii bu xewee ñoom tamit naka lañ mën a def pour se protéger loolu yëpp ñu ngi koy xalaat. am na solo bu baax a baax ndax buñ koy xool comme ni ñu koy waxee sànq ba tey rek parents yi jëluñu seen responsabilité jëmale ci wàllum viol yooyu ndaxte booy seet comme ni ñu koy waxee sànq ba tey rek sensibiliser wuñu xale yi informer wuñu xale yi jël nañ sexualité def ko sujet tabou booy seet xoole boo nee yaay ji mu ni la man de moom wax dëgg yàlla mënumaa waxtaan ak ay wàllu sexualité sama doom nga ni papa ji mu ni la man ruus naa kaa def kan mooy informer xale bi. Mame Sophie loolu moo tax may mun a ñu war a ressourcer waat delluwaat cosaan rek parce que bu fekkee yow loolu moo nekkoon rôle lu bàjjan ak nijaay ci biir kër gi mais buñ demee ba effacer rôle lu nijaay ak bàjjan ci biir kër gi ba nga xam te ne fa xale bi famille bi mu nekk papa yaay doom bu dee papa dafa ruus xale bi yaay ruus xale bi mais xale boobu fan la jëm xale boobu du am repère du am base parce que li may wax souvent mooy éducation dafa essentiel ci xale bi il faut ñu am ay base solide yoo xamante ni dañ koy jox xale bi ba nga xamante ni si moom bu génnee dina xam fan lay jaar du xale boobu du neex a këf comme on dit mais dina xam naka lay protéger woo naka lay def mais yow parents yi léegi c'est que àddina dëgg la jafe-jafe yi àddina jàpp na leen ba tax taratuñu sax éducation xale yi am na ñu nga xamante ni si bon sax am na ñoo xam ñu ngi koy def ba léegi mais am na ñu nga xamante ni si ña ngay tal dépense kër jóg dem ña ngay mais man je me dis kër bi ngay def pour dem jëli dépense boo yarul sa njaboot boo ñëwaatee doo fa fekk dara la ngay daw di sonn ca mbedd ba pour indi ko mais bu dee yar nga sa njaboot ba nga xamante ni si même boo ñàkkoon ba ñàkk yàlla def nga yar sa njaboot boo yoree 100 francs di ngeen ko mën a bokk di ngeen ko mën a sombi naanandoo ko te coow du jub mais bu fekkee ni yow yaroo sa njaboot yow yaa ngi dem ci àll ba nga ne damay dem daan sama doole indi ci kër gi ñu lekk alors kenn bàyyiwoo kenn ci biir kër gi mais dans ce sens xale bi ngay da ngay ñëw fekk mu génn da ngay ñëw fekk xale bi jël ay bagage am dem yoonam defi lu ko neex tàggoo ñëwaat toog ci biir kër gi te foofu dama fay alerter tuuti les parents parce que la dernière fois j'ai reçu au bureau benn victime bu nga xamante ni si dem na ba bu yaay ji génnee rek moom it mu ne mooy génn dem ba au final mu ñëw indaale biiram kër gi ku ne naan xale bi ku ko def nii or dëgg la ñoom seetluwuñu ko woon mais xale bi day jokki rek mu ne moom kër gi comme amul dara lu fi nekk pour lu ñu lekk ak lu ñu naan moom day dem wuti ji ko donc fan lañ jëm ban société la ñu nekk il faut ñu génnewaat jikko yu njëkk ya amaat comportement yi nga xamante ni moom la fi maam yi bàyyi woon ngor jom fulla ak fayda man je me dis xaalis nit moo ko mën a liggéey waaye xaalis du la liggéey il faut que nit yi bàyyiwaat xel ci genre yooyu jël seen njaboot jàpp ne nag moo leen gënal lépp man bu ma amee xale bi nga xamante ni si man maa ko jural sama bopp wala xale bi nga xamante ni si dafa ma taq mu nekk si man kooku mu ma gënal milliards yu ma am parce que xale boobu un être humain man moo ma gënal ay milliards parce que kooku boo ko defaree da ngay defar société da ngay defar àddina yàlla bu dee jigéen ak bu dee góor yëpp a ci yem ñoom ñëpp a ci bokk yem
loolu boo ko defaree rek defar nga société. te it ñuy bàyyi xel ci vacances yi ñu nekk également xale yi tey ci suba rek may mun a damay wàcc ci oto bi di dem tey ci xale bu ndaw ma yor xale bi dafa ndaw ba dafa attirer sama attention ma ne ko yow ku lay jaay loo ndox mu ne ma kër gee ma ne ko foo dëkk mu ne ma ca dëkk yi ay Fatick genre côté yooyu la dëkk ma ne ko da nga ñëw fii pour vacances yi pour jaay ndox mun ma waaw sama xol bi jeex tàkk nga xam ni xale bi xamul dara lu ko dal ci bedd mi yow tu es responsable. mais loolu laa lay wax Mame Sophie xale yi village nañu jóge vacances jot na ñu ngi ci mbedd mi fees teel di jaay ndox. xale yooyu booy xool ay 13 ans lan am 14 ans 12 ans. tout récemment rek sama benn collègue mi ngi ko indi reportage Biram benn xale buy jaay ndox oto bi ñëw saaraani tël ko. xam nga xale boobu ñàkk na bakkanam ci mbedd mi. yooyu rafetul xale yu ndaw yi jóge dëkk ba di ñëw di jaay ci ndox di dugg ci biir kër yi sax damay wut liggéey. lu kooku noonu bu nekkee koo xamante ni responsable la koo xamante ni moom am na ay doom ci biir këram warul mën a nangu jox kooku xale bi yenn ko glacière na ko demal jaayee li ma ndox warul mën a nekk. ba tax na parents yi war nañ mën a xoolaat bu baax a baax seen njaboot parce que comme ni nga ko waxee nag Mame Sophie sax doom mooy alal. doom mooy sa alal doom mooy sa lépp madame Sarr Mame Sophie mi ngi koy wax sànq ñu ngi ci jamono vacances. yow en tant que travailleur social rawatina ci xale yi nga xamante ni ngeen di sàmm bu baax xale yi yan mesure ngeen jël ci jamono vacances yi ngir gën a aar xale yi ci wàllum violence sexuelle yooyu. côté boobu noonu dama si gën a wax aussi parce que yaakaar naa ne xale bi recevoir éducation bu baax këram même bu ñëwee vacances Dakar loolu noonu dafay continuer si moom man je me rappelle autant j'étais très petite mais su ma daan ñëw Dakar su ma daan jënd yére sax damay sóoraale sama yaay lu ma bëggee jënd nii du ma xool li ma neex de wala li nekk autant sama yaay laay njëkk a sóoraale est-ce que su ma demee dina ma bàyyi ma sol lii. donc loolu noonu kon pour man ki recevoir une bonne éducation chez elle bu ñëwee Dakar wala bu demee Mali sax bu demee. dina non madame Sarr. xale yi ñoom ñoo tuuti. xale yi ñoo tuuti par rapport ak âge bi 13 ans 14 ans lu nekk mën na leen dal ci mbedd mi mën nañ leen woo. ci ruq violé leen. loolu dëgg la mën na danger mën na dal seen kaw ci mbedd mi ñu ñàkk ci seen bakkan parce que dañu tuuti tellement 13 ans 14 ans. loolu dëgg la léegi côté boobu noonu bañ leen a bàyyi ñu ñëw moo gën a prudent bañ a bàyyi xale yi wala xale bu ñëwee vacances nekkul ne xale bu ñëwee vacances rek da nga ko war a bàyyi mu daani dooleem ak fi muy dem di daani doole aussi yow déjà yaa ngi gis benn xale bu ñëw fëgg la damay wut liggéey salaamaaleykum damay wut liggéey. nga ne ko waaw am naa liggéey de mais pour nga liggéeyal ma il faut nga dem jaay ci mbedd mi te pourtant yow yaa ngi garder ay xale sa kër sa yaram du daw. effectivement c'est ça. sa yaram du daw yow. yaa ngi bàyyi ay xale ñu nekk ci seen olala xëy na bu ñu xëyee ñu ngi noppaliku bu ñu xëyee ñu ngi seetaantale ñu ngi documenté wu ñu ngi def lu nekk doomu jàmbur bu jógee àll ba amaana xamoo ndeyam ak baayam. te mu wóor na ne kii elle est dans le besoin moo tax mu ñëw di wut ci liggéey. effectivement donc yow foofu noonu taxawaayu ñi nga xam ne ñoom ñooy recevoir xale yi aussi. ñu jéem a xoolaat ni ñuy comporté woo ak xale yi da ngay gis sax koo xam ne dañ lay jox xale nga koy defloo naka sudul noonu. da ngay gis koo xam ne xale day ñëw vacances ci yow yaakaar ci la xëy na sax li mu wut ci bariwul ndax xale moom li ko doy yomb na mais yow nga koy defloo loo xam ne maara day taali xëy na bu demee tali ba léegi camion fel ko comme ni ko Sophie waxee mbaa xëy na nit ko saay gis ko proposé ko loo xam ne xëy na bu jaayoon fukki si yoo ndox sax du ko am donc xale boobu ëllëg xëy na xelam dina dem defi li nga xam ne moom la ko waa ji proposé woon que dem jaayi si yoo ndox donc au fur et à mesure mentalité xale bi dafay changé xëy na dafay gis ni am na lu gën a yomb parce que xale dong la dafay gis ni am na lu gën a yomb bàyyi ma dem defi loolu donc au fur et à mesure affaire bi di gën a aggravé wu ba xale bi day dem ba def ko du doon dara si moom day fekk moom elle n'est pas informée wala il n'est pas informé du tout donc information bi aussi ñu jàpp ci yéen da ngeen ci am part de responsabilité bu mag a mag sa yéen ñi nga xam ne léegi koo gis mi ngi ci réseaux sociaux yi di xool léegi koo gis mi ngi ci xëy na rajo bëreetul mais léegi koo gis mi ngi ci télé di seetaan donc yéen ngeen def concurrence ak ñu bon ñi nga xam ne ñoom ñooy publier yu bon yi ci biir internet beeg réseaux sociaux yi ki yooyu donc yaakaar naa loolu yal na leen ci yàlla dimbale ngeen am moyen yooyu mën a concurrence ak ñooñu ndax yaakaar naa ne information bu jàllee rek bu baax a baax xale yi dinañ mën a am taxawaay ndax léegi kenn
xale par l'âge la ñuy wax. mais am na xale yoo xam ne li nekk seen xel yi nekkul sax si xelu mag. effectivement looloo tax nag ñu war leen éveiller pendant qu'il est temps. informer voilà. Mame Sophie. Bien sûr parce que ce serait bien ñu informer leen mais aussi parents yi duma tàyyi di wax ak ñoom sérieux parce que mooy mun a gis nga xale. moi je me dis xamul dara. mais waajur bi ko indi ci àddina moo ko war a taxawu moo ko war a tette wan ko ne ko nii gis nga ki nga formé te xale yi dañuy dégg man li ma gën a intéressé ci xale yi mooy booy wax ak ñoom dañ lay dégg li ngay wax ñoo la ko gën a comprendre dañoo léegi xale yëpp a muus. ay xale yoo xam te ni da ngay wax ak ñoom di leen expliquer waat non non ñoo la li ngay balaa ngay daaneel sax ñoom xam nañ fa nga bëgg a yegg. donc parents yi rek ak état. ñu ci mën a jàppale mais nag bu ñu xaar naan ay état di xaar lu bari ci ay état parce que tamit yow yaa jur sa doom ba nga koy jur kenn fekkewul donc responsabilité boobu noonu ci yow la war a njëkkee yow en tant que parent ba pare balaa muy yegg ci au niveau de l'état mais li mu bëggoon rappeler un tout petit peu mooy ces agressions impactent sur la santé mentale des enfants victimes et laissent des séquelles au niveau psychique il faut que nit yi bàyyi xel ci loolu lu mel ni la baisse de l'estime de soi xale bi dootul nawlooti boppam xale bi day xeeb boppam bu dee ci biir classe bi lay nekk pour moom nit ñi ñoo ko gën yeneen moroom yi ñoo ko gën dootul amati benn estime ci boppam une insuffisance du bien-être et des aptitudes sociales nit ñi du ñu bàyyi xel trop ci côté boobu te man ça me fait trop mal bu ma gisee bureau ba ñu indil ñu benn victime d'abus dañ naan rek police ba wala police ou gendarmerie wala hôpital donc niveau psychologique bi dañ koy fàtte te ñun baaxoowuñu ba léegi aadaagoowuñu di jël en charge xale yi au niveau psychologique te loolu dafa essentiel may sàkku ci parents yi képp koo xam te ni sa doom dafa jaar ci anam yu ni mel ñu violer ko wala mu am maltraitance il faut que ñuy dem ci psychologue yi ñu leen di saytu. ci loolee Ndeye Soxna comme que yéen da ngeen di jàpp bu baax a baax ci wàllum prise en charge bi. dañ lay bàyyi tamit nga joxewaat seen adresse. seen numéro téléphone. Facebook bi. joxewaatal lépp. waaw loolu tamit day essentiel mais li ma bëggoon wax rek mooy ci prise en charge boobu ñun CEGID en tant que ONG ñu ñoo jël en charge xale boobu noonu. du point de vue médical. ñoo koy jël en charge jàppale ko ba bu dee da ci jëlee ëmb it ñu téye ko jàppale ko ba nga xamante ni si ëmb boobu dina ci mën a génn ci anam yu nga xamante ni si anam yi ñu gënal. également dinañ ko yóbbu lu mel na dañuy liggéey ak waa AJS ñooy association des juristes du Sénégal ñoom ñoo ñu jëlee en charge jox ñu d'office benn avocat boo xam ne mooy jàppale xale bi donc bu ñu ko jàppalee loolu xale bi au moins bu demee ci procès bu demee tribunal lors des procès xale boobu dina am ku ko taxawu en tant que avocat au moins dina ko taxawu ba nga xamante ni si ki def jëf ju ñaaw jooju dinañ ko mën a emprisonner teg ko ay daan yoo xamante ni bu ëllëgee keneen du sañ def lu ni mel. dinañ jàppale également au niveau psychologique mooy comme li ma waxoon tout à l'heure loolu yëpp da ciy baax pour xale bi bien-être xale bi ba nga xam ni dina mën a amaat une réinsertion sociale facile ba nga xam ni kenn du ko beddi kenn du ko def traité maltraité après à l'avenir. ñun suñu bureau yi ñi ngi nekk en face stade Amitié stade Léopold Sédar Senghor. ñi ngi foofu HLM Grand Yoff. suñu numéro téléphone nekk 33 827 25 59 également mën nga woote également ci 76 645 88 15 yooyu yëpp suñu adresse la ñi ngi nekk HLM Grand Yoff en face du stade Léopold Sédar Senghor ci numéro yooyu ku ci woote page Facebook CEGID boo duggee CEGID bu di nga ñu gis et puis activités yi ñuy def foofu également je voulais insister sur un point muy activité récréative yi ñuy defal xale yi. et c'est très très important. dañ leen di dajale pour fii xalaat seen xol yi. gis nga bu ma leen dajalewee les samedi ba heure bi jot 17h jot wala 18h bu may woo seen parents dañ naan Tata Sophie bul woowagum parents yi nañ bàyyi ba ci kanam pour que ça prouve que ni ñoom dañuy bëgg am intérêt toog nekk ak ñun. amaana fi même dañ leen di yóbbu ay parc ñu génn def ay visites wala ñuy def ay activités manuelles mais da ngay sentir que ni ñoom
ils sont bien. waaw c'est parce que dañ leen ne dangay waa Ségid dañuy jox xale yi affection. te xale booy seet Mame Sophie affection la soxla. Afia FM ci juróom-ñeent fukk ak ñett gu tomb neen. mbokk auditeurs yi di leen wax ne rek ñaanaluñ ko kenn ñaanaluñ ko benn parent ñaanaluñ ko benn xale te waa centre de guidance infantile et familiale ñoom itam buñ sañoon duñ jot benn cas boo xamante ni viol la bu jëm ci xale yi waaye bu loolu amee mënut a ñàkk waa centre de guidance infantile et familiale ñu ngi fi dinañ jël xale bi en charge doo leen ci am benn jafe-jafe madame Sarr dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ndax liñ ñu jegle loon ci waxtu daanaka jeex na. waaw di leen gërëmaat di leen sant di sant Mame Sophie Ndiaye ak waa Ségid nga xam ne moom la représenté tey di ñaanal ñëpp jàmm yal nañu ko yàlla may barki yonent bi di ñaanal xale yi aussi ñu am jàmm ñoom ñëpp yàlla bu benn xale allo jaaxle. madame Sarr allo waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si maa ngi déglu seen émission bi ngi c'est très intéressant. mais su ma sañoon aussi kaawu noyaatu xale yi. est-ce que doo leen ci mën a wax parce que instant bi xale yi ñu ngi lab ci géej gi bu baax a baax. te dama dégg thème bi affaire xale la defe naa. waaw affaire viol xale yi nga xamante ni ils sont victimes de viol. d'accord waaw viol bi aussi c'est important mais aussi ñu sensibiliser xale yi dem ci géej gi. ndax ñu ngi lab bu baax a baax loolu tam dina ci am solo maa ngi rafetlu bu baax maa ngi leen di suivre. émission bi intéressant na. am na solo bu baax a baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Mame Sophie day yaakaar naa ni dégg nga li mu wax mu doon lu am solo xale yi tamit ñu parents yi tamit seen lépp rek day jëm ci parents yi ak seen manque de vigilance xale yi daanaka sa xale yi booy seet bu ñuy dem géej duñ la yëg mais boo surveiller sa doom bu baax a baax pini ko si biir kër gi jox ko foowukaay yaakaar naa ne du mën a dem ca géej ga lab yi bari na trop xale yaa ngi dee si géej gi bari na lool tamit. d'abord ñu ngi rafetlu intervention wu auditrice boobu woote léegi di ko remercier vraiment ak déglu bi ñuy attention bi ak déglu beeg yooyu mais li mu wax c'est tellement vrai actuellement dañoo nekk ci étape man damay sax tiit su may seetaan télé parce que noyade yi bari gu nga xamante ni si lépp rek day reposer waat ci parents yi ndax yaa jur sa doom mais war ngaa war a mën a wax ak sa doom teg ko ci ay anam yu nga xamante ni si jox ko sax s'il le faut benn liggéey ne ko defaral ma nangam pour rek non seulement rek pour occuper ko. occuper xale bi ne ko defal ma lii. am na ku ma xam koo xamante ni si benn famille bu vacances jotee day wekk kii am ventilo yi lay wekk détaché ko ba mu kii ne ko monteel xam nga xale boobu day jël temps pour am temps du am temps pour génn dem fenn mais exemple yooyu dafa war a bari di ngay jël sa doom jox ko benn rek liggéeyal ma lii. bu dee jigéen ma nga ca jigéen moom déjà waañ wa rek dalaa doy sëkk ak vacances ci biir kër gi waroo am beneen soxla bu dul loolu mais bu yanu sa doom yóbbu dem vacances bëgg lu yomb bay bëgg a dee yanu sa doom dem jox ko ñeneen ñooñu tamit mënuñu surveiller seen doom rek asamala ñeneen donc buñ xale yooyu di gën di dem géej duñu tàggoo duñ ko yëg mais responsabilité parentale rek moo fi sës et puis également état bi jël ci ay mesures yu sévères. il faut que tamit gis nga lu ñu fi mënti wax te état bi jëlul ay mesures yu sévères dañ lañ waroon ku ñu par exemple teg man doo mën a sax comprendre en fait da ngay dem ba da ngay xaw a réer en fait mais état bi aussi jàppale woon ñu ba surveillance bi ci biir ci géej gi kuy bëgg a dem bu sori ñu wax ak ñoom. wala au moins occuper xale yi lii lépp rek occuper xale yi wutal leen liggéey. ñi nga xam te ne ñoo toll ci liggéey ñi nga xam tolluñ ci liggéey ñu mën leen téye ci biir kër yi ñu toog. parents yi mën leen téye ci biir kër yi occupé leen mais vraiment cas de noyade yi moom bari na trop te fi mu ne nii moom jaxasoo na dëkk bi te ku nekk chaque jour da ngay dégg localité boo xam ne ñu ne la diw lap na ci géej gi diw def na nii donc loolu ça devient vraiment dangereux xanaa di woo parents yi rek ñu gën a vigilant surveiller xale yi ba ñu bañ a dem géej googu madame Sarr da lay bàyyi rek nga tàggatoo jërëjëf Maymouna comme ni ma ko waxee sànq di la remercier bu baax a baax di remercier Mame Sophie Ndiaye ak waa Ségid di gën a ñaaxaat parents yi rek comme ni nga ko waxee que ce soit noyade que ce soit abus nañ sàmm xale yi loolu rek a am njëriñ na ñëpp takk seen sër ñi takk seen tubéy ñu aar xale yi buñ ko defee rek benn xale du jaaxle incha allah
am na solo jërëjëf. waaw maam Sey fi lay jaare man aussi tàggatoo temps bi ndaw na trop chaque jour boo ñëwee fii temps bi dalay xoj en fait ba li nga bëggoon développer sax doo ko mën mais ça fait toujours bien di remercier rek Dieynaba Ndour madame Sarr ci intervention wam xëy na parents yi déglu wala askan wi déglu dinañ ci jële njëriñ li ñu fi wax lépp bu ñu toogee rek c'est pour éveiller ak jàppale xale yi donc li may waxaat rek mooy parents yi ñaaxaat waajur yi que ñu gën a jàpp seen doom sàmm leen ba nga xamante ni si lépp lu mën a am rek bien-être xale bi ñun moo ñu tax a jóg merci beaucoup. di leen jaajëfal bu baax a baax mu di waa centre de guidance infantile et familiale ak madame Sarr mi doon dalal di travailleur social mbokk yi di leen jox dig daje beneen alxamis bu 17h jotee jàpp 18h ñu dalalaat waa centre de guidance infantile et familiale ak seen invité ñu fas yéene waxtaanee rek viol gi nga xamante ni mi ngi lëmbee réew mi ci wàllum tuut tànk yi lan mooy solution bi naka la ñuy def ba mooy tondiku alxamis lay doon bu 17h jotee jàpp 18h ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. ONG bii di Ségid lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weeru Afia FM juróom-ñeent fukk ak ñett. ki nga xam ne